Euh, waaw yaa ngi gis direct bi wala. waaw man maa ngi direct nii waaw. foofu nga koy partagé. waaw waaw mën nga coupé waaw. foo koy partagé. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam naa live bi dina leen xaw a jaaxal tuuti nekkul live boo xam ne xëy na groupe bi Facebook bi noonu rek moo ko tax a jóg ci daayira bi dafa am waxtaan bu ñu waroon def ci fédération des daayira Mouride du Grand Est de France waxtaan woo xam ne dafa jëm ci dispositif d'aide yi mooy wàllu aide yi lié ak Covid 19 ci la daayira bi bëggoon a waxtaan tey waaye nag dañoo am ay jafe-jafe technique yoo xamante ni moo tax dama essayé connecté wu ci compte daayira bi te mujjuma ko mën donc solution de rechange bi ñu trouvé mooy damay connecté wu sama compte ñoom ñu partagé live bi ci compte daayira bi waaw kon daa am public bu ko taxoon a jóg ñu xamee ko noonu bu ko defee ñu soog a mën a tàmbali waxtaan wi liñ bëgg a waxtaane nag dafa jëm ci mbirum aide yi moo xam aide sociale yi nga xamante ni état français moo ko mettre à la disposition de tous les résidents de France moo xam ngay français de nationalité wala ngay rek nit ku nekk ci territoire bi ak aide yi nga xamante ni suñu réew ñun état Sénégal moo ko jagleel ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci bitim réew rawatina ñun fii ñu nekk ci France bu ko defee li ci jiitu mooy aide yi nga xamante ni moom la état français jagleel ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir France aide yooyu ñu ngi ciy waxtaan ci ñaari pàcc benn bi dafa jëm ci ñi nga xam ni dañoo yor li ñuy wax les très petites entreprises beneen bi ñu ngi ko jagleel ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax les étudiants kenn ku ci nekk bëgg nañoo ñëw ci dispositif bi nga xamante ni moom lañ la réserver waaye balaa ñu koy tàmbali liñ ko bëgg a laytaay rek mooy wax mbokk yépp ni leen information yi bu dee France wax dëgg yàlla information yi niñ ko mettre à la disposition des gens am na solo leer na ba li ñuy ñaax nit ñi mooy rek ñuy dellu ci site yooyu bokk na ci bi ci ëpp solo bu dee ñi nga xamante ni moo jëm ci aide yi nga xam ne moo jëm ci ñi yor entreprise les entrepreneurs ak yooyu mi ngi ci site www.economie.gouv.fr foofu boo fa demee am na lu ñuy wax coronavirus soutien entreprise boo duggee ci site bi rek site du ministère de l'économie et des finances di nga fa fekk données yooyu yëpp kon ñun données yooyu dafa am rek benn boo xamante ni moo ci gën a yitteel te moom la ñuy waxtaane ak mbokk yi boobu moo di
mooy dispositif numéro 4 bi mooy le fonds de solidarité pour les très petites entreprises. fonds boobu wax nañ ni mën naa dem ba 1500 euros. am na sax dispositif bu bees boo xam ni ci le 15 avril ci la Bruno Le Maire annoncé ko, dinañ ci wax ci suuf. moom it ci cadre bi la muy aide bu spécifique boo xam ni mën naa yegg ci 2000 ba 5000 euros. kon fonds de solidarité pour les très petites entreprises ñan ñoo ko tax a jóg? ñi ko tax a jóg mooy entreprise yi nga xamante ni ñoom la crise bi gën a laal te muy ay entreprise yu ndaw, mooy moo xam ngay indépendant wala ngay li ñuy wax micro entrepreneur wala ngay exercer ci li ñuy wax les professions libérales, avocat wala yeneen. waaye nag nga am lu gën a yées fukki salarié. bu dee ci condition yooyu nga nekk wala nga nekk membre groupement agricole d'exploitation en commun, léeg-léeg xeetu coopérative yooyu, wala nga nekk entreprise boo xam ni dangaa nekk en redressement judiciaire wala en procédure de sauvegarde. yenn entreprise yi nga xam ni li jiitu lii dañoo amoon ay jafe-jafe. kon ñooñu am na aide bu ñu leen jagleel boo xam ni mën naa yegg ba ci 1500 euros. lan mooy condition yi? condition yi mooy nga doon entreprise boo xam ni dañ laa tere ci cadre Covid 19 bi ñu ne na nga tëj sa entreprise, mënatoo accueillir public. xam nga tey ab restaurant tey mënatut a ubbi, donc ñooñu dañuy nekk ay nit ñoo xam ni par exemple yenn activité yooyu yu ndaw mën na laa impacter. wala itam nga am benn perte ci sa chiffre d'affaires boo xam ni buñ delloo ci atum daaw ci waxtu wi la nga amoon daanaka 50% yi daanaka moom nga am wala ca nga yem. boo ko amee it ca nga yem. donc bu fekkee am nga perte chiffre d'affaires bu tolloog 50%, nga xam ne noonu lañ koy xayma par rapport li nga amoon daaw, wala moyenne année bi yëpp 2019 bi yëpp, ñooña mën nañoo yi may wax ni yëpp boo demee foofu di nga ko fa fekk. waajal nañ kayit yi, dañ ko simplifier rek pour nit ñi, waaye wax dëgg yàlla dispositif bi moom leer na. xanaa kay accompagner ñi nga xam ne miinuñu mën a dem ci ay site di xool information yu mel noonu, wala bu ñu xoolee it xëy na dina laaj ay démarches yoo xam ni ñoom jàpp nañ ni mënuñu koo defal seen bopp, ñun ñu defal leen ko. procédure bi it lu simple la pour nga jot ci, mooy da ngay def demande ci situ impôt bi, le site des impôts. loolu nag xëy na leeral bi ci amit mooy fii bëri na ñoo xam ni itam xëy na ay entrepreneur lañ leen mën a tuddee, ils ont yor nañ entreprise wala, waaye am na ñoo xam ni formel nañ, am na ñoo xam ni formeluñ, am na ñoo xam ni ñi ngi def activité économique boo xamante ni entrepreneuriat lañ ko mën a tuddee, waaye demuñu déposer ay këyit ba mën a jot ci yooyu. donc ñooñu xam ngeen ni boo leen dugalee ci waxi def déclaration site impôt mën na leen a indil jafe-jafe. ba tax na loolu moom ñun duñ mën a avancer ci débat boobu. liñ ci mën a wax rek mooy en tout cas am na ay dispositifs yu am. ñi nga xam ni moom am nañ lu formel loo xam ni xëy na mën nañoo jot ci loolu, buñ defee procédure yi mën nañoo am ay ndimbal ci anam bu yomb. ñi nga xam ni itam xëy na daan nañu formel nañ, waaye nañ demee ak fisc ba taxul daal, waa xam nañ ñoo bëgg a wax. léeg-léeg mën ngaa yor entreprise ba pare doo wàccoog ak yelleef, maanaam doo wàccoog li nga xam ne moo la war par rapport ak fisc bi. loolu it xam nañ ni du ñàkk ci communauté bi ñoo xam ni démarche boobu lañ am. loolu nag ñun duñ ci dugg di ko juger wala luñ ci mënti wax. li ci am solo rek mooy en tout cas ndimbal yi ma lim moom il faut nga jaar impôt pour mën koo am. ndimbal it ndimbal défiscalisé la, mooy daanaka duñ ci lal dara ci impôt, ndax léeg-léeg ñu dig la 2000 euros, waaye buñ ci teggee liñ ciy teggi rek daanaka la yàlla xam doy na. waaye lii moom noonu ñu ko waxee noonu lay toll. depuis 15 avril nag
wax nañu entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci situation yi gën a difficile ñoom mën nañoo am soutien boo xam ne mën naa tàmbali ci 2000 euros ba 5000 euros loolu nag dafa mel ni région yi ñoo koy joxe waaye boo duggee ci site ba am na benn lien boo xam ne teg nañ ko fa ngir nit ki nga xamante ni dafa bëgg a bénéficier ci aide boobu mu jéem a def démarche yi. ma leeral rek ni am 1000 aide bi mën a egg ba 1500 euros taxul ñu génn la ci deuxième aide bi donc mën ngaa am bi mën ngaa am ñaar yëpp daal mënees na koo cumuler day am rek procédure boo xam ne mën nga cee jaar donc lien yi moom disponible na comme niñ ko waxee xëy na bu ko jaree sax ñu bind ko nit ñi xam ko donc surtout ministère de l'économie www.economie.gouv.fr donc information yi ñuy wax ni yépp foofu lay jóge li ñuy soññee nag mooy nit ñi di ko xool di fa dellu ndax ñoom dañuy mettre à jour tout le temps dañuy topp crise bi nu mu fu situation bi toll rek mën naa évoluer boo xoolee mesure bu mujj bi ma wax daanaka ci 15 avril bi lañ ko jël démb rek am na loi de finances rectificative bu ñu doon waxtaanee ca assemblée ba du ñàkk xëy na buñ doxee tuuti ñu gisaat yeneen mesure yoo xam ni dina ñëw donte que nee nañ dañuy war a tàmbalee génn kër yi à partir de 11 mai waaye loolu dara wóorugul ni génn nañ ci crise bi ndax mën nañoo dem ba mu yàgg ñu duggaat ci boo xoolee Chine tey ñu ngi toll ci li ñuy wax deuxième vague mooy dëkk yu baree bari fi mu ne ñu ngi tàmbali di leen tëjaat mën naa ne sax génn bi ñuy wax ne dañ koy génn 11 mai bu dee ci France gi moom li mu gën a doon mooy test xool ba xam système bi dana mën a tenir am déet buñ gisee ne mi ngi déborder dañuy obligé toogaat kon nañ xam ni loolu daal mat naa topp ndax fi mu nekk nii activité ñu bari dafa chamboulé donc nañ topp yooyu xëy na yéex nañoo def waxtaan wu jëm ci lii waaye nag yéexut ndax fi mu nekk nii suba moom la yàlla xam bu ñu nekkoon ci lu imprévisible tey la gën a wér mooy xamuñu yëf yi fu mu jëm ak ñun di ñaan nag yàlla wàcce ko teggil ñu ko balaa yàgg. am na pour tëj ci wàllu woowu ndax wàllu bi moom xëy na du moo gën a ñor ñu ci bari am na tamit mesure ndax yii moom li tax sax du ma ci yàgg du ma ci xaw naa ci yàgg waaye da ngay gis ni entrepreneur moom xanaa nga ñàkk jàng wala nga am jafe-jafe waaye ñi nga xam ne dañ ci yëngatu moom ñoom souvent ñoo lay gën a xam yi ndax ñoom am nañ réflexe su di dugg ci mbir yi di ko saytu lépp loo xam ni dafa jëm ci exonération wala ay allègement ak yooyu ñoom am nañ réflexe di ko kii ñi nga xam ni kay ñoom ñoo gën a impacté ci mbir mi mooy léeg-léeg ay information day am ci wàllu ndimbal te nit ki du ko xam waaw waaye bu dee ñoom moom am na dispositif numéro 7 mooy 7e mesure bi ñu tuddee ko dispositif chômage partiel même boo yoroon ay salarié sax am na nu muy demee mën nañ laa boo leen fayee yow mën nañ laa rembourser une partie ci loolu donc yooyu yëpp ku fa dem di nga ko gis bu laajee accompagnement daal mooy li ci ëpp solo mooy mesures yi bépp boo xam ne laaj na accompagnement wala nit ki am na ci jafe-jafe xëy na bu ñëwee ci daayira bi wax ko waa commission sociale wala commission bi yi nga xam ne xëy na wala mbooloo yi nga xam ni taxawal nañ ko ci wàllu cellule de crise bi yëfi tàmbale léegi mën nañ leen a wommat dimbali leen ci loolu moo xam ay mag la yu ne fii ci Strasbourg wala nekk Nancy ndax ñoom ñoo ci ëpp dafa mel ni wala ci yeneen dëkk yi waaye ñoom li ci ëpp solo itam mooy ñi nga xam ne ay entrepreneur lañ wala micro entrepreneur lañ te dañoo nekk ci informel ñoom bu ñu ragalee dispositif yi ndax it mën nañoo bañ a éligible ndax duñ yor luñ ko firndeele ñoom mën nañoo rabattre ci yeneen xeetu aide waaw yooyu nag ci la ñuy ñëw deuxième partie bi kon mooy aide yi nga xam ne moo jëm ci étudiants yi ba tey aide de l'État français dans le cadre lutte contre le Covid-19 wala la Covid-19 lu ci neex waaye mën na ko wax fii it information yépp disponible na ci benn foire aux questions boo xamante ni Crous ñoom def nañ ko jagleel ko nit ñi ci ñu xam naka lañ mën a orienté woo muy www.étudiant.gouv.fr foofu boo fa duggee di nga fa fekk benn dina la rediriger ci benn page boo xamante ni ci wàllu aide yooyu lay wax donc boo fa demee pour les aides sociales ngeen dem ci
am na rubrique vos services et aide financière foofu boo fa demee di nga mën a topp am na ay questions réponses yu am solo ci laaj nit ñi laaj donc yooyu laa bëgg a ñëw wax ko ci lu gaaw d'abord am na dispositif yoo xam ni mën naa ne dispositif yu amoon la ci wàllu aide sociale hors contexte Covid-19 li am solo foofu mooy ñu xam ni dispositif yi nga xam ne amoon na hors contexte Covid-19 day continuer ci biir Covid-19 donc am na ci yoo xam ni sax dañ koo renforcer nga xam ni dañ ko gën a dooleel gën a yombal procédures yi yokk tamit xëy na gën a yombal assouplir critères yi bokk na ci la bourse sur critères sociaux moom ba tey ji même bu dee étudiants yi jàng ñi ngi seen kër yi demuñu école demuñu université loolu mi ngi continuer am na tamit yeneen xeetu aide yoo xamante ni mooy bourse boobu wala yeneen yoo xam ni même bu dee sax étudiant bi droit yi dafa épuisé ci biir crise bi na xam ni ñoom danañ continuer di ko verser loolu niki noonu dossiers yi ni ñu koy traité tamit nam daan demee avant crise bi loolu it day continuer ci biir crise bi ñi nga xam ni tamit dañoo amoon li ñuy wax bourse Erasmus plus mooy mobilité européenne boobu étudiant jóge ci benn université ci Union européenne def benn semestre ci beneen université ci biir Union européenne ba tey loola ma ngay continuer ba léegi itam boo fekkente ni da ngaa bëgg a ñibbisi loolu it mën naa nekk tey jii nga nekkoon benn dëkk xam nga confinement bi yàgg na mën na nekk sénégalais boo xam ne mi ngi ci biir cadre Erasmus bi mën na leen a intéressé ñoom mën nañoo xam ne tamit bu ñu nekkoon beneen dëkk jamono bi confinement bi sonal leen am na dispositif de retour bu am dispositif boobu tamit buñ ko toppee ñoom mën nañ leen a indiwaat fi ñu nekk fi ñu dëkk te duñ ci fay dara yeneen aides yi mooy deuxième pàcc bi ce sont des aides qui sont apportées aux étudiants durant le confinement nga xam ni ñoom c'est spécifiquement lié au Covid-19 ñëw gi moo tax bokk na ci bi ci jiitu d'abord kon lii mooy ñi nga xam ne ñi ngi ci biir résidence universitaire yi mooy exonération loyer mois d'avril donc boo nekkoon ci résidence universitaire yi actuellement donc doo fay mois d'avril bi doo ko fay niki noonu aide alimentaire et à l'achat de produits de première nécessité aide yooyu moom luñ toujours mi ngi fi donc au fur et à mesure ñoom ñi ngi approvisionner kii boobu maanaam stock boobu pour ñi nga xamante ni soxla nañ ko te ñu nekk dama ne ci biir résidence universitaire yi am na tamit aide financière boo xam ni bépp étudiant moo xam nga nekk ci biir résidence universitaire wala nga bañ cee nekk waaye bépp étudiant boo xam ni dangaa ñàkk sa liggéey ci biir Covid-19 bi wala ñàkk sa stage xam nga ni stage bu dee stage rémunéré boo ko ñàkkee daanaka dootoo am mën nga bañ a amati source de revenu donc am na aide financière boo xam ni ci cadre service centre des œuvres universitaires scolaire boobu ñoom et social ñoom dinañ ko mettre nañ ko en place am na itam beneen xeetu mesure boo xam ni ñi nga xam ni xam nañ CVEC bi mooy vie du campus xaw ma nu ñu koy waxeeti vie du campus genre yooyu CVEC lu bees la nag daaw la ñëw xaw ma daaw jékk am na ñoo xam ne nekkatuñ étudiant xam na xamatuñ ko mais luñ ay droits supplémentaires la boo seetloo di nga inscrire mais après da ngay fayaat yeneen 90 euros yoo xam ne contribution à la vie du campus lañ ko mën a tuddee donc foofu it booy dugg ci site bi am na boo connecté wu sa compte mën ngay suivre information yi am foofu am na benn dispositif d'aide boo xam ni ci cadre boobu lañ koy defee te it université bu nekk wala CROUS bu nekk mën naa jël ay mesures yoo xam ni bokkut ak mesures yi nga xam ni c'est au niveau national donc loolu it mën nañ koo topp am na it accompagnement social sanitaire ak psychologique donc service universitaire ak services sociaux yi yu CROUS nee nañ dinañ def accompagnement boobu kon ndax tëju bi it xëy na metti na loolu it lu mat a xool la niki noonu itam boo nekkee étudiant étranger instant bii nii te sa titre de séjour daal di expiré mën nga am automatiquement prolongation de 3 mois donc fi mu nekk nii xam ngeen ni préfecture tëj na et tout donc mënuñoo nit ki di am ay problème u kayit di génn di ñuy jël risque di dajale nit ñeeg yooyu donc yooyu sax moom daanaka dañ koy mentionné nii rek pour gaaw
waaye lii lépp tënk nañ ko tamit ci kayit pour synthétiser ko. aide yi fu mu mën di am mooy très petites et moyennes entreprises moo xam étudiants yi ci niveau état français bi ak tamit yu Sénégal yi bu ñu noppee mën nañ ko jox jébbal mbokk yi képp koo xam ni yitteel na la nga dellu ci. waaye ma waxaat rek ni bu ci nekk site ba boo fa demee fekk nga fa ay information yoo xam ni yu am solo la. li may tëjee ci wàllu woowu mooy sa aide yi nga xamante ni aide spécifique la surtout ku ko soxla aide d'urgence yi moom jarul ngay xaar da ngay rapproché wu ci service surtout ñi nga xam ne ñu ngi biir campus rapproché wu ci service yooya ñoom tout le temps ñi ngi xaar sollicitation yi en cas de besoin. su ko defee itam wax nañ ni aide yi nga xamante ni moom la ñuy def dans le cadre contribution à la vie universitaire xawma à la vie du campus mooy CVEC boobu man dama dul xam nu ñu koy waxee toujours moo tax waaye étudiants yi moom ñëpp xam nañ ko CVEC boobu xam nañ ko ndax moom moo gën a yokk ay frais ci frais de scolarité yi. boo demee ci compte bi di nga fa fekk xëy na procédure simplifiée yi ñuy wax ne mi ngi waaj a ñëw donc dina ñëw fan yi ndiki noonu itam ñoom su ñëwee foire aux questions boobu moom dañ koy mettre à jour wax dëgg yàlla tubaab bi moom ci wàllu information moom macha allah. donc li ci desit mooy kon ñuy topp mesure ndax day évoluer au fur et à mesure que dispositif yi ñuy jël yi pouvoir public yi di jël di évoluer donc kenn ku nekk mën nay dugg ci site yi di ko xool loolu it ku ci am jafe-jafe it mbokk yi mën nañ la cee taxawu. bu loolu weesoo am na mesure nag yoo xam ni moo xam ngay entrepreneur wala étudiant loo mën di doon jël nañ ko ci cadre cadre Covid bi xam naa ni ñu bari xam nañ ko sax dañ koy fàttali rek daal di ci gaaw yooyu tamit ku dem ci site gouvernement bi www.gouvernement.fr/info coronavirus di nga ko fa fekk waaw boo bindee info coronavirus ci kii bi di nga ko fa fekk. donc am na benn rubrique boo xam ne moom la ñuy wax rubrique foofa ñu tuddee ko pour les plus vulnérables donc foofu di nga fa fekk yu bari bokk na ci mesures yi mooy prolongation perception allocation chômage yi mooy même bu dee say droit jeex na à partir du 12 mars bii ñu génn ba léegi di nga continuer di percevoir allocation chômage. niki noonu itam li ñuy wax trêve hivernale bi nga xam ni xëy na mën ngaa bañ a fay loyer waaye sedd bi tax yoon mayul kenn mu génne la loola daan na gën a teel a jeex waaye ren yokk nañ ko ba le 31 mai pour l'instant donc même boo amul loo fay wala fayoo kenn du la génne. niki noonu itam facture yi nga xam ni facture électricité wala gaz wala yeneen énergie daal chaleur électricité gaz yooyu it même boo fayul nga am jafe-jafe fay kenn du la couper loolu it am na solo lu mat a xam la donc buñ la ko defee na nga ko revendiquer wane ni loolu mënta nekk buñ la ciy menacer itam nañ xam ni mënta nekk pour l'instant jusqu'au encore 31 mai 2020. niki noonu itam am na dispositif boo xam ni xëy na ñi nga xamante ni ay adultes handicapés lañ leen mën a tuddee wala nga xam ni xëy na capacité yi moyens yi nga xam ni moom ngay am pour ñu jàppale ku valide ñoom xëy na dañuy wax ni manqué le nañ ko tuuti bu waral benn laago bu ne ci ñoom ak yooyu ñoom am na ay liggéey yoo xam ni ñoom lañ ko jagleel ci cadre établissement ESAT boobu mooy établissement travailleurs accueillis en établissement et service d'aide par le travail ñoom établissement yi fi ne mën naa tëj wala ñu wàññi seen activité waaye du tee lañ leen daan jox dañ leen koy jox ba tey loolu it mën naa xam. niki noonu boo feebaraan li ñuy wax délai de carence mooy tey boo dee liggéey comme ba tey ji am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey fi mu nekk nii ci biir Covid 19 bi léegi bu njëkk bu fekkente ni da nga am arrêt de travail boo ko notifié bañ constaté ko daan nañ bàyyi ay fan ñu soog laa fay tàmbalee fay say indemnité journalière donc délai de carence boobu fi mu nekk nii depuis bi Covid bi amee bis biñ constaté feebar bi rek mooy kon boo jotee sa kii rek daanaka bis boobu dañ koy compté waale ci indemnité journalière yi donc dañ lay fay tout de suite alors que bu njëkk daan nañ toog ba daanaka ñeenti fan jeex ñu soog a tàmbali di compter indemnité journalière yi loolu it lu mat a bàyyi xel la. niki noonu itam
am na aide waaye loolu moom étudiants yi ñoo ko moom mooy li ma waxoon rek ci wàllu aide yi mobiliser nañ 10 millions d'euros lañ wax yoo xam ne dolli nañ ko ci étudiants yi donc étudiants yi moom wax dëgg yàlla am na ay dispositifs yoo xam ni mi ngi fi loolu it maa ngi soññee surtout ñi nga xam ni ñoo nekk fii ñu di ko topp di ko xool bañ a teel a disqualifier seen bopp jàpp ni ñoom ay étranger lañ bokkuñ ci yëf yi waaye fi nekk nii moom am na ay dispositifs yoo xam ni état français teg na ko ci loxo nit ñi. loolu mooy première pàcc bi xam naa damay gaawantu pour mu bañ a gudd lool deuxième pàcc bi moo jëm ci aide yi nga xam ne nag moo jóge ci état du Sénégal mooy ñun sunum réew dans le cadre de li ñuy wax force Covid boobu Covid 19 état bi nee na joxe na dina allouer 12 milliards yoo xam ni ñun 12 milliards 500 millions yoo xam ne ñun ñoo ko tax a jóg boo xoolee ci Europe mu toll ci ay 19 millions d'euros waaye diaspora bi yëpp noonu xam ngeen ni diaspora bi du Europe rek. du Amérique rek waaye Afrique tamit ci la bokk du France rek tamit wax nañ sax ni première tranche bi disponible na donc depuis am na communiqué bu génn le 16 avril bii ñu génn donc di wax ni première tranche boobu disponible na actuellement su ko defee loola aide boobu ñan ñoo ko tax a jóg aide boobu nee nañ les Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk en situation de précarité te précarité boobu crise bi waral ko moo xam ay personnes yoo xam ni ci secteur informel bi lañ nekk xam nga ki ne ci secteur informel moom toujours day manqué li ñuy wax ay stabilisateurs sociaux mooy moom bu activité amee moom mën naa am xaalis waaye bu fi taxawee tamit daanaka du am benn ndimbal wala dara daanaka day mel ni vélo gone yooyu rek nga xam ne booy pédale boo arrêté mu taxaw nga am na vélo yoo xam ne da ngay pédale ba mu yàgg nga taxaw mu continuer di daw waaye ñoom moom bu yëf yi taxawee rek dañuy taxaw donc ñooña ñoom jàpp nañ ñi nga xam ne ñi crise bi gën a impacté la ndax génn bi amatul niki noonu mag ñi nga xam ne dañoo retraité nekk ci foyer yi donc ñoom it nañ bàyyi xel xeetu aide yooyu ndax ñi nga xam ne dañoo nekk ay entrepreneur te mënuñoo faire valoir seeni droit ci wàllu aide bi ministère de l'économie et des finances joxe ñoom mën nañoo rabattre ci aide sociale yooyu nga xam ne pour les plus précaires la su ko defee ñi nga xam ne tamit dañoo nekk li ñu wax ñoom en situation de vulnérabilité en cours de régulation de séjour man nag xam naa ni dispositif Sénégal yi damay préférer souvent di ko lire rek ndax ñoom ñooy xam liñ ci jublu su ko defee nga wax ko après tamit nit ñi jéem a saisir loolu waaye duma ko jéem a faram-fàcce pour wax ne exactement kii la ak kii ndax ay cible prioritaire la rek donc ay ñoom ñoo xam nuñ ko organiser waaye daal nee nañ ñi ci gën a précaire ñoom la ñuy dimbale étudiants yi nga xam ne tamit dañoo nekk en situation de précarité donc ñooña man ni ministre bi waxee mooy d'abord les non allocataires de la bourse du gouvernement sénégalais donc ñi nga xam ne amuñu bourse ñoom mën nañoo jàpp ni situation de précarité lañ nekk waaw ñi ci des it mooy ñi ne ñoom ils ne peuvent pas bénéficier des aides de crise ou de l'assistance sociale du pays d'accueil mooy ñi nga xam ne nee nañ ñoom mënuñoo am ci aide par exemple boo nekkee France mënoo am ci aide yi nga xam ne moom la France mettre à la disposition des plus vulnérables loolu nag xëy na jafe na waaye ñoom cité nañ loolu niki noonu ñi nga xam ni famille lañ yoo xam ne dañoo am kuñ faatule ci Covid bi wala dañoo am nee nañ tamit famille des malades donc ñi nga xam ni dañ cee am ñu Covid bi dal loolu daal lañ wax donc les familles des malades et ou des victimes du Covid-19 et les personnes directement impactées par la pandémie waaw yooyu mooy ñoom li ñu tuddee les cibles prioritaires des aides ñoom lañ jagleel mbir mi su ko defee ñu wax ni première tranche bi ñëw na te allocation yooyu en priorité ñi nga xam ne dañoo faatule donc nii ñuy waxee ñi nga xam ni jot nañoo am seen mbokk mu faatu ci Covid-19 bi ñu nekk fii ci France par exemple ñoom ambassade bi bu Sénégal yëgle na ni am na aide ndimbal loo xam ni ñoom lañ ko jagleel léegi ci tàng-tàng bi donc nañ jokkoo ak service yi pour mën a jot ci ndimbal yooyu. état bi wax na ni ñi nga xam ni dañoo nekk fii te seen activité xam nga wàññeeku la nga daan joxe mënatoo ko. wax nañ ni loola day impacter ñoom ci seen famille ya nekk Sénégal ba tax na ñoom nee nañ am nañ dispositif boo xam ni pour famille yu nekk fii la ñoo xam ni yëf yi dalee na laal donc famille immigré yi ñoom nee nañ am na dispositif bu leen jagleel dispositif boobu nag yaakaar naa ni ak ci ñoom ni ñuy formuler wax nañ ni ñoom loolu
service ministère des affaires étrangères moom moo koy gérer au niveau du Sénégal. Donc parce que ñaari kii la am na loo xam ni c'est au niveau du ministère parce que aide bi bokkul ak aide action sociale yi nga xam ne pour Sénégal la, mais aide diaspora bi la, aide waa bitim réew la. léegi waa bitim réew nag comme ñoom dañ daan yónnee ga léegi mënatut a demee nam daan demee, kon famille yi nga xam ne ñoom ay soutien la ñu woon ci ñoom, aide boobu am na aide boo xam ni ministère des affaires étrangères moo leen ko jagleel ñoom. waaw waaye nag loola ñoom dañoo war a rapproché wu ci service ministère des affaires étrangères Sénégal. xamaguma nag concrètement mise en œuvre ba nu muy demee. pièces yi nga xam ni moom la ñuy laaj ci lii ma lim lépp, ndax lii moom ñoom mooy dañoo wax ñan la ñuy viser ci mbir mi. wax nañ ni da ngay joxe demande motivée yoo xam ni defar nga ko, am pièce d'identité yi carte nationale d'identité wala passeport wala ou carte consulaire. donc ñetti këyit yooyu boo ci am xëy na mën na laa doy. Présenter tout autre document attestant de l'éligibilité à l'aide d'urgence, lépp lu mën a firndeel ni xëy na yow soxla nga ndimbal li. aussi am na formulaire boo xam ni teg nañ ko pour nit ñi pour ñu remplir ko. bu dee nag donc lii mooy de manière générale ñëpp. bu dee étudiant nag am na yeneen document supplémentaire yoo xam ni war nga koo joxe. étudiant dañuy wax ni d'abord nga inscrire ci liste bi nga xam ni c'est mis en place par le service de gestion des étudiants à l'étranger mooy SGEE bi. am na liste bu ñu wax ni disponible na foofu pour nga mën cee pointer. am na itam war ngaa joxe sa certificat d'inscription mooy certificat de scolarité 2019-2020 pour prouver ni yow étudiant nga. ak tamit produire attestation de non boursier. donc waxoon naa ni étudiants yi nga xamante ni ils sont en situation de précarité ñoom jàpp nañ ci d'abord avant tout étudiants yi nga xam ni ñoom duñ allocataire. donc il faut nga produire ne yow doo allocataire bourse, amoo bourse Sénégal. waaw xaw ma nag nan la ñuy produire loolu, xanaa ñu informé wu sur ci loolu ci au niveau de la SGE du SGE mooy service de boobu noonu moo wax te kon daal loolu moo nekkoon li nga xam ni moo jëm ci yi doon bëgg a waxtaan tey. dafa am rek xëy na ay observation yu ci war a mën a def buñ noppee bu fekkee dafa am mbokk yoo xam ne dañ ci poser ay question wala yu mel noonu ñu ñëw ci. bi ci li ma ci njëkk a wax mooy xëy na aide bi ñoom niñ prioriser secteur informel lu am solo la, ñi nga xamante ni ñoom soxla nañ ko. ndax waxoon naa ko ki nekk ci secteur informel moom moo gën a soxla aide ki nga xamante ni il bénéficie de stabilisateurs sociaux nag bu ñu ko waxee assurance maladie dugg na wala assurance chômage, ndax mën ngaa toog sa kër doo liggéey dara di dugg sa compte. loolu it ci contexte bi nii nit soxla na ko. donc ñi am loolu bu ñu nee secteur informel lu ci bari ñoom duñu am yooyu. donc ñoom tëju gi ñu tëju nii metti na ci ñoom. su boobaa man li ma ci bëgg a wax rek mooy tamit ñun ci suñ bopp nañ ci doxe akuk doylu. waxu ni kenn dem ci aide yi déedéet, maanaam nit ki moo xam rek situation am fi mu toll, ndax soxla na dëgg-dëgg, ndax mi ngi xam na ni lii àqam la mu dem jëli ko. waaye nag bu la wóoree ni wax dëgg yàlla am nga ay stabilisateur comme ni ma ko waxee, am na luy dugg wala mën nga cee génn daal ci ak doylu nag, ndax loolu moom lu naqaree natt la. xëy na am na ñoo xam ni ñoom jàpp nañu 600 euros wala doy na leen, am na ñoo xam ni loolu dañ naan la loolu doy ma ndékki. waaye ku ci nekk yaa ko mën a juger. ñun daal liñ ci mën a wax mooy aide yi Sénégal di wax moom bëri na ci loo xam ni ñoom niñ prioriser secteur informel lu am solo la. waaye loolu bokk na ci li koy yombal ñoom d'abord ñu def liggéey bi ñu war a def, mais ñun à notre niveau en tant que citoyen nga bañ a di xëccoo loo xam ni wóor na leen ni yow am na ñu la ko gën a soxla. waaw loolu daal lañ ci ba mën a teg. waaye bu teg képp koo xam ne xool nga xam ne lii teewoo nga ko nga jaar ci procédure yi, te boo ci amee jafe-jafe tam nga jokkoo ak daay bi ñu jéem a xool naka lañ lay accompagner ba nga def procédure yi. waaye am na beneen observation bu ma ci bëgg a def tamit boo xam ni ñu xamante ni aide du France yi dama ko présenté noppi wax nit ñi ñu def dellu ci site yi xool foofu amuñ soxla di def benn ndax ñoom xam nañ léeg-léeg seen liggéey ni ñu koy def. waaye ñun entre sénégalais
ah man moom personnellement du ma mën a ñëw rek présenter leen mbir mi daal dem mu mel ni comme si da daal jëf xam ngeen li ma bëgg a wax daal kon nag damay bañ nit def yaakaar bu ëpp ba jàpp ba far mu kii kon nañ xamaale ni yëf yi it mën naa bañ a demee na mu war a demee ñi ngi yaakaar nag mu demee noonu waaye li ma ci bëgg a wax ay point la yoo xam ni man seetlu naa ko ci en tout cas donc dama koy wax libre à chacun de d'apprécier li ñu war a xam mooy aide yi ñi koy exécuter benn partie bi ministère des affaires étrangères la ci Dakar benn bi dañoo wax ne ay comité opérationnel sur le terrain donc fii ci diaspora bi am na comité yu ñuy taxawal gis naa sax benn communiqué xam naa après mën nañ koo partager pour waa Espagne ñoom seen comité taxaw na France na xamaguma ndax taxawal nañ comité opérationnel bi waaye Espagne moom seen nee nañ taxaw na comité boobu ñi ñoo ko composé nee nañ ambassadeur bi moo koy présider consul général wala consul rek ça dépend ci dëkk ba un responsable des affaires consulaires après ñu ne l'agent comptable un député de la diaspora après ñu ne toute autre personne ressource membre d'une association ou pas désignée par le comité et dont la présence est utile à la réussite de la mission waaw loolu lañ wax kon nag foofa man mën naa cee def ay remarques benn ba mooy maanaam li ñuy wax structure associative yi ci bitim réew ñun xam nañ ni am na ci ñoo xam ne am nañ expérience bu am solo ci wàllu ndimbal yàgg nañoo dimbale des gens en situation de détresse donc li ngay njëkk a seetlu mooy ñoom comité bi farataaluñ waxuñu ne par force ñooñu daf cee war a am ñu ci siéger waaw te loolu buñ ko waxee mooy ka fay siéger mën naa nekk benn waay nii rek comme mën naa nekk ku bokk ci association bi donc foofa da ngay gis ne ginnaawal nañ association yi ci composition comité bu mel noonu te association yi ñu leen mën a dimbale lañ ci ñu cible ci ñu xam seeni cible ndax Sénégal ku leen xam na ni ñoom seen saytu sénégalais yi bitim réew des na ba nga xamante ni surtout ci réewu africain yi xam dëgg-dëgg nit ña nan fa nekkee wala xam leen sax mën naa jafe ci ñoom donc association yi daan yëngu ci lii bu dara dul dara boo leen ci boole woon mën nañ laa jàppale ci loolu nee nañ nag waxuñ ne ñoom dañ cee war a siéger obligatoirement donc loolu it lu ñuy relever la rek ñu xam ko li ci des it mooy comité bi amul obligation forcément rédiger ay compte rendu des délibérations waxuma compte rendu yi ñuy bind ñoom yi nga xam ni ñoom état bi moo koy bindal boppam communiqué waat ci loola moom mën nañ cee def lu leen neex waaye buñ naan délibération yi mooy comité bi ci boppam am transparence bi mu war a am ak objectivité bi mu war a am ñu toog ay nit nekk fa yoo xam ne buñ gisee lu jaadu danañ ko bind te buñ paree nañ ci wax loolu it bu amee buñ ko renforcer woon mooy gën mooy tax buñ jàllee ñu xam ni def nañ seen liggéey correctement wala déet ni ngi noonu itam xamuñu ndax autorité consulaire yi ñoom ñooy assurer li ñuy wax direction exécutive répartition bi parce que mën ngaa taxawal lii waaye yow nga nekk en position de supervision daal di croiser def lépp en place bokk ci mbir mi waaye nag toog seetaan sénégalais ñu lijjantil ko seen bopp ndax loolu boo ko defee souvent jàpp nañ ni mooy tax yu mel nii mën a réussir waaw loolu nag xamuñ nu mu demee lim gën a nuru daal mooy ñoom ci seen bopp ñooy exécuté waat mbir mi waaw loolu nag mën naa tax tamit liggéey ba ndax fa mu war a dem du fa dem ndax autorité politique moom buy gérer lu mel nii ñaare soit mën na koo delloo ci clientèle politique wala ñoom ñu am ci lu bari wala itam même mën ngaa bañ a far ak ñoom waaye nga nekk li ñuy wax leader d'opinion loolu daal analyste yoo xam ne leader d'opinion boo xam ni ku mel ni man loo gis Sénégal jaaduwul nga ubbi sa Facebook wax ko bind ab article ñaawlu ko léeg-léeg bu ñu bëggee nga noppi mën nañ laa jox loo xam ne du sa àq waaye li ñuy jublu rek mooy dañoo ragal sa làmmiñ donc gestion bi nu mu gën a transparent nu mu gën a fexee rek ba ay nit ñu indépendant gérer ko ci lay gënee yooyu nag man maa ko ci yokk rek ngir nag bu may présenter loo xam ni waa Sénégal la ko taxawal moom mënumaa ñëw rek présenter ko mu mel ni tout est parfait bañ jàpp ni moom il suffit que damay wax nit ñi rek bu ko defee psychologiquement ñu waajal ko bu ko defee kenn ku ne boo ko yittewoo nga def ci sa kéemtalaay kàttan te xam ni ñuy waxee ni noonu la yombe mën naa bañ a yombe noonu bu ko defee nga sonn ci as tuut maa ngi jéggalu xam naa ni loolu laa ne woon fas naa ko yéene partager ak yéen
comme na ma ko waxee woon ci tàmbali ba ay mbir la yoo xam ni daanaka disponible na ci internet bi waaye dañ ko dajale woon rek synthétiser ko indil ko nit ñi mën na leen koo jox tamit après ñi ko soxla jël ko téye ko ñi nga xam ni même avec ça il n'arrive pas à mën a def démarche yi comme ni ñu ko war a defee ñoom it buñ jokkoo ak daayira bi fédération bi incha allah danañ leen taxaw niñ ko mëne maa ngi jégguluwaat bu baax ci retard bi surtout aussi ndax li ko waral mooy comme ni ma ko waxee ci tàmbali bi dañoo waroon a connecté wu ci daayira bi directement waaye mujjul jàppandi waaw loolu moo ñu indil retard ñu ngi jéggalu bu fekkente ni dafa am ay laaj yoo xam ne dafa jib ci liñ doon waxtaane pare nañ pour jéem cee tontu. waaw xanaa jéem a parcourir rek message yi bu fekkente ni dafa am mbokk yoo xam ne contribution à la vie étudiante waa kay jërëjëf suñu Xaadim waaw contribution de vie étudiante et de campus kay waaw loolu daal damay dérouler nii pour les étudiants comment ça maa xamul ndax tontu naa bi wax bu fekkente ni bu dee aide du Sénégal wala aide du France bu dee aide du France yi moom comme li ma waxoon rek aide yi nga xam ni l'adresse de la fédération waaw loolu dinañ ko ma paree dinaa ko partage aide yi nga xamante ni ci état français lay jóge moom bu ñu rapproché woo ci CROUS wax naa ni foire aux questions boobu am na site boo xamante ni boo fa duggee daanaka li nga soxla lépp ci wàllu woowu mën nga faa fekk bu dee ñu ne ci résidence yi moom ñoom duñu am jafe-jafe boobu parce que de toute façon am na ay nit ñu nekk foofa ñoo xam ne mën nañoo mën nañ leen a adressé li ñu bëgg directement sinon itam compte boobu CVEC boobu ku nekk ñi inscrire ñëpp am nañ fa kii ku fa connecté wu mën ngaa am fu ñu la rediriger pour nga mën a jot ci wala def démarche yi nga xam ne moom nga war a def. kon daal xëy na yaakaar naa ni waxtaani xaw naa gudd ñu bañ leen a téye bu yàgg rek liñ ci mën a yokk rek xëy na ci wàllu daayira bi la gën a concret xëy na information yi dina ci am solo lool ñi di ko fexe yombalal loolu moom xëy na ñun ñëpp lay interpeller ndax li ma bëgg a wax mooy dama seetlu ni ñun am na jàmbaar lañ lool waaye dañoo jàpp ni dajale xaalis rek moo am solo léeg-léeg wala dajale xaalis bi dara gënu ko ci am dara ëpp ko solo waaye nit ñi même faciliter leen accès à une bonne information wala information utile loola ci social la bokk te yooye booy xool daanaka ressources yi ko fi def jafewut mënees na kon gën cee taxaw te kenn ku ne xëy na ñu bari mën nañoo jàpp ni par exemple sama genre gi ñoom ñoo mën a waxtaan ci loolu wala ñoo gën a xam mais kenn ku ne secteur d'activité bi nga nekk mën nga fa am information yoo xam ni keneen ku dul yow mënu koo am su boobaa itam di jéem a liggéey ci yombal dajale information yooyu fexe ko mettre à disposition des gens lu am solo lay doon ndax crise bi mu jógee daf may delloo rek ci li Sëñ Abdourahmane da koy faral di wax tamit daal yoo ne ni képp koo xam ne bëgg ngaa dimbale juróom-ñeenti nit ñi ñàkk yaa leen di fukkeel sénégalais yi mën nañoo ne fii am ay jafe-jafe mbir yi ñu ni neen la yéene ji bari na lool macha allah waaye nag léeg-léeg daanaka sikkim day lakkandoo donc situation yu mel nii bu taxawee tamit fexe yombal nit ñi rediriger leen ci yenn yoo xam ni par exemple étudiants yi nekk France wax dëgg yàlla lu situation bi metti ni am na ay dispositifs yoo xam ni am na fi yoo xam ni buñ ko saytoo ni ñu ko war a saytoo ñun li ñu yaakaar ni sax dañ ko cee war a def ci alal daanaka du ci dem waaw te loolu wuti information rek moo koy maye ak tamit di ko gëstu daal man daal loolu laa ci bëggoon a wax su ko defee ñu am tamit réflexe yooyu di jéem a dajale information yi di xam li xew ci réew mi am réew boo ci nekkee dañoo war a gëstu xam li fi xew sew-sew yi ci am ak yépp di ko dimbalee suñ mbokk yi
waaw man jàpp naa ni loola léeg-léeg mën naa ëpp solo sax surtout ci Covid 19 nga xam ni yow ki lay dimbali sax amut activité daanaka fi mu nekk nii xam yooyu day ëpp solo xëy na di dajale noonu rek jàpp ni dañoo war a dajale xaalis rek joxe ko xëy na loolu participation bu symbolique la waaye ñu bañ a jël énergie bi yëpp ñu reposer ko ci loolu te xam ni am na fii nii yoo xam ne ñoom teg nañ ko fi yoo xam ni wax dëgg yàlla loolu waaye mën a wax mbir mi metti na lool waaye ku nekk France moom war ngaa xam ni tanee nga ko yenn dëkk yi parce que am na ñu gën a mettile fuuf waa Amérique ñoo ñu gën a mettile fuuf foofu moom li ngay gagné ni muy gaaw noonu la précarité gaawe fii ñun ñoo leen ëpp ay stabilisateurs sociaux donc ku nekk ci situation boobu tamit li nga mën a def kon mooy yooyu noonu ñun ñu liggéey ci di ko gëstu di ko jox nit ñi moo ëpp solo toujours jàpp ni dañoo war a dajale xaalis rek daal di koy kii ndax dajale ba du demee na mu war a demee ndax si kim lay lakkandoo léeg-léeg te daanaka ñu ngi cee mën a dimbale du am solo lool. maa ngi jégalu ci guddal bi gis naa ni comme amul ay question xam naa damay yemale foofu direct bi di leen sant di leen gërëm. Est-ce que les Sénégalais étudiants étrangers peuvent bénéficier de l'aide française waaw bu dee ñi ngi nekk fii aide yi ma doon wax aide yooyu daanaka amul condition de nationalité am na bourse du gouvernement français moom am na waaw loolu mais am na dimbal yoo xam ne comme ni ma ko cité nii am na ci yoo xam ni par exemple aide d'urgence yi loo lekk ak loo naan surtout nga dëkk ci biir résidence universitaire loola moom loo lekk ak loo naan moom ko boo defee procédure yi di nga ko am ci dëkk bi ñu nekk en tout cas France gi ñu ne gisuma benn étudiant wala benn résidence universitaire booy nekk fii ci période confinement bi te amul mesure d'aide boo xam ne ci wàllu lekk ak naan moom disponible na même sax jox la loo xam ne mën nga cee génn dem am yoo ci jënd indi sa kër donc loolu buñ ko xamee dañ ko war a exploiter ba mu kii mën koo jëriñoo moom jàpp naa ni moo ëppal solo sax nit ñi dajale parce que buñ dajalee dara jox la ko ci loo xam ne xamuñ ba kañ la jëm daanaka doo ci jëriñoo lu yàgg mu daal di jeex waaw kon daal ñoom ils peuvent aussi en bénéficier comme les étudiants de nationalité française baax na maa ngi jégalu kon bu baax jërë ngeen jëf